yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne. Touba Vision, la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul. aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñu seetaan à travers la chaîne Touba Vision ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di am mbégte nag ak contentement tey ji ci télévision bi nga xamante ni ñëw na fii ci France tey fii ci Marseille ci jumaa ji nekk fii ci Marseille ñu di ko wax mosquée Bilal jàkkaarloog fii ñuy wax gare Saint-Charles. li waral nag suñu mbégte tey ci seen teewaay fii ci barab bi ndax barab bii day néegu yàlla boo xamante ni boo doon wër tey partout en France ngox place boo gis bu mel nii boo xamante ni dafay nekk ci loxol sénégalais yi du ma ni doo ko gis waaye dama naan du yomb nga gis ko. place bi nag day place boo xamante ni fierté sénégalais yi la waaye fierté communauté musulmane bi la ndax place bi ñi ko yàlla wërsëgalee mooy communauté musulmane bi waaye nag communauté africaine yàlla nag jiital ci ñi nga xamante ne ñoo nekk ci bopp bi liggéey ci liggéey bu mucc ayib liggéey bu am solo. boo yegsee fii ci place bi visiter jàkka ji jumaa ji visiter jumaay jigéen ñi visiter toilettes yi visiter bureau yu fi nekk melokaan bi mu mel da ngay xam ne taxawaay moo tax barab bi mel nii taxawaay bu am solo. ki yàlla teg nag ci kanamu barab bi di Alxaaji Modou Seck moom itam ñu di ko nuyu di ko ziar di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér yàlla sàmm ko moom ak ñii nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaawam di ko jàppale ku mel ni Baye Alxaaji Bolle Silla waroon na fee teew moom itam am ngant tukki moo tee ñu gis ko fi ak mbooleem mag ñi nga xamante ni bu ñu limee juum mbooleem mag ñi nga xamante ni ñi ngi ci seen ginnaaw di leen jàppale ba tey place bi mel nii. li waral sànq nag ma ni place bi fierté wu communauté musulmane bi yëpp la dañ cay profité rek laataa ñuy leeral loolu profité ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu jagleel barab bii dajale fi jullit ñi dajale fi africain yi dajale fi sénégalais yi ñoo ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala yàlla bu yàlla dañ di tàppe seeni xol ndax itam olof day wax ni foo seen lu rafet ba mën koo sante yàlla keneen a nga ca wet gay séentu contraire ba kon place bii ñoo ngi ñaan waaye di sàkku ci mbooleem sénégalais yi ñuy seetaan à travers Touba Vision ñu ñaan ñoom itam place bii ni fi yàlla dajalee sénégalais yi dajale fi communauté africaine ñu nekk fi di fi jaamu seen borom subhanahu wa ta'ala nekk ci jàmm yal na yàlla saxal jàmm jooju ba ku ko bëggul yal na yàlla wëlbati sa xel ba nga bëgg ko boo dëgëree boppit yal na yàlla sempi la sànni. place bi nag ni ma ko waxee sànq ni suñu fierté la boo duggee ci barab bi visiter ko da ngay xam ni fa tabarakallahu ñii fi nekk yàlla teg leen ci bureau bi ñu mat a ñaanal yàlla lañu waaye ñu mat a sant lañu ndax waaw góor baat bu gàtt la waaye kenn du ko wax ku deful dara te ñii fi nekk gàcce ngaalaama waaw góor tàmbalee ko ci jëwriñ Alaaji Modou Seck Alaaji Bolle Silla El Hadji Mbaye Diop Pa Ibou Top ak suñu waajur Iba Diallo ñoom ñëpp fa tabarakallahu bu ñu limee jum taxawaay bu am solo la ñu am ci place bi. xam naa ni bu kàddu gi demee mag ñi dinañ la wax dëgg-dëgg barab bi nu ko yàlla wërsëgalee communauté africaine yi ak nuñ ci nu place bi yegsee ci seen loxo ak liggéey bu am solo bi ñu fi def tey ba tax à travers le monde entier ñëpp mën a dégg jumaay Marseille ñëpp mën a dégg mosquée Bilal ba tey Touba Vision ngeen ñëw fi mën a def ci seen visite
kon dañuy bàyyee kàddu gi le secrétaire général El Hadji Mbaye Diop mu présenté leen mag ñi nga xamante ni ñoo fi teew kenn ku ci nekk mooy kan kenn ku ci nekk taxawaay bu mu fi am ndax bu leen fàtte ni place bi bureau bii nga xamante ni ñoo ko yor ay association leen fi teg ay association yu wuute yu war a toll ci fukk ñoo leen fi teg kon ñii fi tegu yaa ma neex tegu leen fi yéen a fi mag tegu leen fi yéen a fi ëpp juddu tegu leen fi yéen a fi ëpp xam-xam tegu leen fi sénégalais yee daje ba seeni doyloo seeni jikko ndax bu doon yaama mag la ñii fi ne am nañu leen mag bu doon yaama ëpp juddu la kenn ëpp fi kenn juddu waaye nit ñee daje naw seeni jikko naw seeni valeur ñu doy leen lool di ay nit ñu diiñ di ay nit ñu gore waaye nag ñu xam fi leen diine l'islam tollu ak li leen l'islam jaral ñëpp ànd yëkkati barab bi teg ci seen loxo ñu di fi liggéey nag liggéey bu am solo kon fi ñuy daanelee suñuy kàddu rek bëggoon nañu sax toog ak yéen ba jotaay bi yemb waaye xam nga nekk ci waar wi war a commencer léegi-léegi moo tax dañuy bàyyi rek suñu wayjur El Hadji Mbaye Diop mu présenté leen mag ñi nga xamante ni ñoo fi teew kenn ku ci nekk mooy kan ak kenn ku ci nekk lu mu fi représenté. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. gannaaw ba ñu sante suñu borom bi julli ci yonentam bu tedd bi Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñaanal way dawli di ziartam di nuyu mag ñu baax ñi fi ne ñi ngi la naan asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. di kontaan lool sang bi si sa ñëw fii ziar suñu seet siñu di jël ci tamit ci xibaar yi fii di ko wasaare ci àddina bi yëpp di wax li nga xam ne lii moom la doomu jullit yi bàyyeekoo Sénégal ak réewu Afrique yeeg lu ni mel ñëw nekk fii ci béréb bi ñu naan mosquée Bilal masjidil Bilal nekk fii ci Marseille. ma yaakaar ne El Hadji Dawgor Ndiaye ci xëtam bu njëkk defe naa wax na ci wax yu am solo kàddu yu am solo yoo xam ne yi wax dëgg yàlla kenn amul lu mu ciy dolli lu dul rek ne mbir mi liñ naan Fayaka benn fédération bu mag bu nekk fii ci biir France moo ko xalaat junj ko jëfee ko ba tax mbir mi tey ji yegg fi mu nekk nii. Fayaka nag mooy fédération française des associations islamiques d'Afrique des Comores et des Antilles maanaam lépp lu xam ne li nit ku ñuul nekk na fenn ci wàllu diine fii am na fi place wante nekkul ne rek nit ñu ñuul ñee ko yor ñoo ko ŋànk mais nag dañ ko bokk ak tamit suñuy mbokk jullit yoo xam ne ku ci nekk rek dëkk boo jógee xeet boo bokk fii tamit sa kër la ndax këru yàlla moom këru bépp jullit la ak foo mën a bokk. di rafetlu nag jotaay bi lool ndax ñi ma ko seqal di sumay mag ñoo xam ne ñi fekk naa leen fi comme ni ko Dawgor waxee lenn taxul ñu tànn leen lu dul jikko yu rafet ak doxalin boo xam ne bi fii ci Marseille amul lenn lu ñu leen mën a ŋaññ kon nag seen jub ak seen dëggu ak seen diine ak seen doxalin ak seen pas-pas ci li lañ leen xamee moom la nit ñi am yaakaarte ci ñoom ba dénk leen bërëb bi jiital nag ci seen kanam ñun ñëpp ci suñu kanam jawrin Mor Seck Alaaji Bolle Alaaji Yoro Dramé Alaaji Omar Niang Haj Abdou Aziz ak ñeneen ki ñeneen ñi nga xam ne ñi ñoom ñëpp ñi ngi fii nekk fukki mbootaay ak ñaar yoo xam ne yi ñoo sos Fayaka Paka Fayaka nag kenn mënu ko tudd ci France wala ci àddina bi te jiitaloo kilifa gi nga xam ne na ko yàlla yërëm fa mu tëdd ñu koy wax Alaaji Moussa Touré nekkoon Paris def fi jéego yu rëy ci wàllu l'islam taxawu fi nit ku ñuul ci taxawin bu rafet liggéey grande mosquée de Paris ba muy ñëw di yëngu ci wàllu diine boobu diine néew na fi sooxe na fi boobu tamit nit ñu ñuul ñi bëriwuñ fi ba am sañ-sañu di wax sax lu jëm ci diine kon nag Alaaji Moussa Touré ñi ngi koy ñaanal suñu borom bi mook jullit yam fa nekkal yëpp yàlla boole leen ëtt ak sangu sang yi Seydina Muhammadu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. association bi nag Fayaka Paka ñu nekk
mag ñi fi toog nii ma mun la présenter kenn ku ci nekk di commencer ci suñu xarit Fati Kabiru bokk ci association soose yi moom itamit def ci liggéey boo xam ne bi association bi nekkee ba tey bi jàkk ji commencé ba tey mu def fi liggéey bu mucc ayib di la wanele tam ak suñu mag Sanusi Ndiaye moom itamit wax dëgg yàlla bokk ci association soose bi nekk ñoo xam ne ñii lii marto bi njëkk a dal fii ci biir kër gi pour mu nekk ni mu mel nii ndax fii entrepôt la woon boo xam ne bii kenn bëggu ko woon marto bi njëkk a daaju ak pont yi fi njëkk a daaju ñoom ñii ñoo ko doore ba tax tey jii boo duggee fii mu mel ni macha allah kon nag liggéey bi ci ñoom la ñëw tamit di la waneleeg suma mag Abdoul Aziz Mendy nekk jiitu association bi ñuy wax ARC association des ressortissants de Casamance mu nekk fii nekk ak ñoom nekkin bu rafet nekk ak ñun nekkin bu rafet bokk moom tamit ci mbootaay yi nga xam ne yii ñoo tënku ci wàllu fayaka def fi tam liggéey bu rafet ci suñu mbokku joolaa yi mbokku waa Casamance yi ñoom ñëpp ñu nekk fii ak seen imam ñu ngi koy nuyu sax imam Bouba ak suñu benn doyen tam bu mag a mag ndeysaan Alpha Bodian mënul woon ñëw tey mais tamit ñu ngi koy ziar Aziz xam naa ne incha allahu rabbi toogal na fi ñooñu ñëpp di ñëw tamit ci suñu mag ju baax Alaaji Lamine Diallo nekk fi moom tam toogal fi mbootaay bi nga xam ne bii tamit mooy suñu wàllu pulaar yi ci gàttal nekk tam suñu mbokku Tidiane nekk tamit wax dëgg yàlla koo xam ne kii bi mu fi ñëwee ba tey xam-xamam ci wàllu lépp lu jëm ci mbind tubaab ci xalaatu administration nekk na loo xam ne lii tamit am na solo lool ci jàkk ji te loolu tam ñu ko koy jaajëfal ak taxawu bi mu fi am ci li nga xam ne lii tam bu ñuy duggee ci mbir yi mooy institut bi fi nekk di former imam yi mu fiy ñëw moom it di jàppale ci liggéey bi di nuyu tamit suñu mag ju baax El Hadji Ibrahima Toob mu nekk kilifa ci man ci boor yu bëri nekk suma kilifa nekk suñu imam ndax borom xam-xam la ci wàll boobu nekk tam ci daayira Tidiane bi moom itamit wax dëgg yàlla taxawaayam fii ci ajjuma yi buñ fi nekkee ci bu ñuy def gàmbu yi bu ñuy def lu mel ni ziar wala nuyoo maam borom Touba wala maam Alaj Malik wala maam Ibrahima Niass wala maam Limaamu Laay yooyu yëpp nekk na koo xam ne kii xaajalewul dara dana teew dana fi toog dana bokk ak ñun jàng alxuraan bi dana bokk ak ñun waxtaan bi kon nag moom tamit wax dëgg yàlla taxawaayam fii rafet na kon nag boo xoolee rek ak ñi fi jotul mën a ñëw ndax nekk tukki wala nekk ci tool yi ñoom ñëpp xam naa ne buñ leen doon présenté tey rek dafay xat wante nag ñi ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di rafetlu ni nga xam ne lii rek moom la ñu nekkee fii ci jàkk ji ñuy wax mosquée Bilal Ibn Rabah nekk fii ci Marseille ci wetu gaar bi nekk jàkk boo xam ne bi Sénégal yi ñoo ko ŋànk ñoo ko yorin bu rafet ñëpp woolu leen ci nag ndax nekkul loo xam ne dañu xëccoo pour jël ko dañu toog ba Haj Moussa Touré bu Paris fondateur de la Fayaka ñëw ñaan ko maire Marseille nangul ko ndax mi ngi ko jaaralee ci à l'époque ci président Sarkozy mu jaaral ko ci maire Marseille bi fi nekkoon di Jean-Claude Godin ñooñu nangul ko ba ubbi bërëb bi ba nit ñi commencé fi liggéey di fi def liggéey bu am solo boo xam ne bi tey ji moo nekk lii ku ci nekk nag dugal loxom ku ci nekk dugal xalaatam ku ci nekk dugal pas-pasam ku ci nekk dugal man-manam ku ci nekk dugal ñaanam ba tax tey jii macha allah am nañu fierté wane ne tam nit ku ñuul ak luñ ko mun a ŋaññi ci bërëb yu bëri bii de wax dëgg yàlla bërëb bi ku fi ñëw tey xam ne nit ku ñuul ci wàllu diine amul loo xam ne lii am na ñu ko daax ci wàllu xam-xam tamit pour yor gérer administrer loolu tam nekk na loo xam ne lii ku dugg ci bërëb bi di nga xam ne wax dëgg yàlla bërëb yi ni mel amul benn boo xam ne di ñun de ñeenañ leen ci dara koom bi nag demeewul noonu bëreewul noonu wante nag wax dëgg yàlla lu ñu am lu mu néew ñëw ñu ngi koy sakkanal di ko yaxanal pour rek incha allahu rabbi mbir mi mën a am lu mu tekki ci bëtu nit ñi loolu daal mooy lu ma la mënoon wax ci gàttal ci introduction xëy na nag di bàyyi kàddu gi tam ak sumay mag ñoo waroon sax doore mais nag comme des fois dañ ma sas ci tijji waxtaan bi ci wàll boobu moo tax ma am sañ-sañ jël parole di leen ci baalu àq ci loolu ndax kàddu gi ñoom ñoo ko war a jël ñoo ko war a tijji mais nag
ñoo ma ko dénk moo tax ma duggee ci noonu ci bismillahi rahmaani rahim di ñaan yàlla suñu waxtaan bi tam jeexee ci alhamdulillahi rabbil alamin incha allah. waa kañ di wax ne rek ñun de Afrique féete sowu jant soufisme ak ngiru Mam Alaj Malik moom la ñuy ngiru Malik imam Malik moom lañ ko ba tax na suñu diine nekkul diine boo xam ne bi fitna moo koy yëkkati nekkul diine boo xam ne bi fitna lay àndal day ànd ak cofeel ci biir xol ànd ak gëm-gëm ànd ak nag lépp nga wàcc ko ci loxo suñu borom bi ndax mooy borom kun fa yakun lu ko neex mu def ci jaamam yi mooy borom sañ-sañ kon nag ñun comme nangu nañ loolu moo tax du ñu teg kenn fitna diine bi daal nekkul diine boo xam ne dañu bëgg mu nekk diine fitna. moo tax it fii wax dëgg yàlla indi nañ fi sax ay conférenciers yoo xam ne wax nañ ci affaire soufisme ndax banqaas la boo xam ne bii ci l'islam banqaas bu am solo di wane ne nit ki gëm ak ku gëmul loolu dafa nekk doomu suñu borom bi nit ki ñun de ñi ngi ñaan yàlla ni ñu juddoo ci diine l'islam yàlla nañu yàlla di wéy di teg ak suñu njaboot ak suñuy sëtaat ila yawmi diin ci yoonu siratal mustaqim bi nga xam ne bi moom la ñu gëm nekk itamit ak suñu nootaange yi nga xam ne itam xëy na yeneen diine lañ ne wante tam ñu bokkandoo dëkk bi war a mun dundandoo ni ko sang bi nekkee woon ca fa mu nekkoon ca màkk ak yeneen xeet ak yeneen diine yam fa nekkaloon mu nekk ak ñoom ci jàmm loolu de mooy li nga xam ne li jàkk ji tey ji wax dëgg yàlla ñëpp nangul nañ ñu ko naar yi jullit yi naar yi yéeféer yi jullit yi xeet boo bokk daal fii nangu nga ne fii béréb la boo xam ne bi jaamu yàlla rek fi am yàlla rek fi am ak lu nit ki am gëm-gëmam ci leneen fii moom boo fi ñëwee kenn du la bundu xatal ci lenn tarixa yi luñ fi bëri nit ñi nekkee ci bu ñu duggsee fii rek ci benn uyu la ñuy uyoo ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñun ñëpp ci loolu la ñu tënku moo tax nag béréb bi nekk béréb boo xam ne bi macha allah ñi fiy julli si bëri na xeet bu nekk dina fi ñëw kuy yegsi ci gaar bi nekk étranger mooy jàkk bi ngay njëkk a jot ñëw julli fi te kenn du la laaj foo jógee lu la fi dugal ak lu la fi indi fekk yaa ngi naan rek ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah fii sa néeg la boo fi ñëwee tey bu dee premier julli nga fi def fii it yaag ñi fi nekk depuis ay ati at yéen fi bokk même droit même devoir mêmes obligations ndax ñun ñëpp ñi ngi tënku rek ci suñu diine bi nga xam ne bii moom wax dëgg yàlla yaatal na lu bëri am na yërmande ci lu bëri muy jigéen muy góor muy mag muy ndaw boo fi ñëwee ajjuma di nga fi fekk jigéen ñi fees fi xale yi fees fi mag ñi fees fi xeet bu nekk ngi fi mooy wane ne rek islam de l'ouverture, islam du vivre ensemble, islam du dialogue interreligieux, islam vraiment de la paix. D'ailleurs ci fan yu néew rek ci weer bi dinañ fi accueillir ay délégation yu jógee ba Australie war fi ñëw seet si suñu benn mbokk moom nag mu namoon ñëw wan leen fii ndax moom it nit ku ñuul la nekk imam bu mag bëgg na leen indi ci béréb bi wan leen tamit ni nga xam ne nii mooy masjidil bi nga xam ne moom la jullit yi yor fii jullit yi nga xam ne ñoo jógee ñoo bàyyeekoo Afrique sowu jant pour wan leen rek liggéey bi nga xam ne tamit wax dëgg yàlla ñu ngi koy def fii yoral ko seen bopp ci fànn yëpp nag muy fànn économie bi muy fànn administration bi muy fànn diine bi lépp fii ñi jógee Afrique sowu jant ñoo ko yor di ci liggéey boo xam ne bi macha allah tax na jàkk ji ajjuma dana fees del julli farata yi ay dana fees del juróomi julli yi ci waxtu yi day fees del loo fiy def daal ci wàllu diine macha allah nit ñi naw nañ ko ba tax ñu fi ñëw di woote ci téléphone yi ba léegi sax def nañ fi loo xam ne lii mooy institut buy former imam yi kooku nag état français moo ko dénk grande mosquée de Paris grande mosquée am kóolute ci ñun ndax ni ñu nekk en tant que fédération bokk ak ñoom liggéey bu bëri ba moo tax nag ñu tijji fi tam institut bu ñu naan institut Al-Hazali di former imam yi ak murshidaat yi ñu ngi seen 2e année
rentrée prochaine la ñuy def seen 3e année pour pare seen cycle de formation d'imam pour mun tasaaroo ci biir Marseille ak gox yi ko wër pour dem di jiite jumaa yi di jàngale. Donc xam-xam a ngi jóge fii te doomu Sénégal yi ñoo leen di jàngal xam-xam boobu ak naar yi. Donc wane na tamit wax dëgg yàlla ci pàcc boobu wax dëgg yàlla tam delluwuñ ci ginnaaw ñu ngi ciy góorgóorlu bu baax a baax macha allah. Kàddu gi Haj Lamine Diallo pour mu wax ñu rek tamit mbootaay yi nga xam ne ñoo nekk fii nu mu leen gisee mbootaay yi nekk ci ñu biir ni moom mi nga xam ne tam mag la ci biir mag ñi naka la gisee mbootaay yi nga xam ne yi ñoo ëmb tënk association Fayaka bi ñi fi nekk ñëpp comme association comme mbootaay ak liggéey bi nga xam ne bii tam moom la ñuy def kon Alaaji Lamine ñu ngi lay dénk kàddu gi bismillah. asalaamaaleykum Touba Vision ñu ngi leen di ñun waa Marseille waa Mosquée Bilal ñu ngi leen di remercier ci li nga ñëw fii pour dégg ñu xam ci lan la ñu nekk xam ci lan la ñuy jàpp pour gérer mosquée bi te ñu koy tuddee Mosquée Bilal. Bon ñun fi ñu nekk nii tey El Hadj Mbaye Diop wax na affaire Fayka ñëpp dañuy dégg Fayka mais xamuñu luy Fayka ni mu ko waxee siège bi à Paris la nekk siège boobu nag moom moo validé Fayka PACA bu Marseille Moussa Touré moom ci boppam comme ni ko Mbaye Diop waxee moom moo demandé autorisation ba ñu am mosquée bi nag au début mosquée bi hangar la woon dépotoir la woon suñu mbokk yi ñëpp association yi fi nekk mat nañu lu mat fukk man maa ngi bokk ci association des Peuls de Provence bokk ci association africaine de Provence bokk ci daayira Tidiane bu nekk ci mosquée bi alors mosquée nag du comme au Sénégal nga xam ne da ngay tabax sa mosquée di ko gérer fii mosquée boo xam ne mairie bi moo ko moom bâtiment bi mairie bi moo ko moom donc association yi ñoom ñooy gérer la gestion de la mosquée donc mosquée bi dafa am bureau te bureau bi association yi tënk Fayka PACA bi ñoom ñooy élire bureau bi suñu élire bureau bi moom mooy gérer mosquée bi moom moo koy gérer donc fii en 2016 la ñu def dernière élection ñu jël Modou Seck jëwrin Modou Seck moom mooy président bi vice-président bi di Alaaji Bolle deuxième vice-président bi di Yoro Dramé nag moom mooy kilifa soose yi fi nekk ñoom ñoo xam ne ñoom ñoo liggéey bi ëpp ci mosquée bi ñoom ñoo ko fi def ñooñu ñooy vice-président yi Mbaye Diop bi nag moom mooy le secrétaire général donc le secrétaire général moom moo yore la gestion de la mosquée tout ce qui est administratif tout ce qui est niveau de formation et puis tout ça toutes les démarches administratives moom moo koy def toutes les démarches qu'il y a à faire au niveau de la mosquée moom moo koy def après le secrétaire général il y a un trésorier bi mi ngi tudd Moussa Sène moom tey fi mu nekk fii il est parti au Sénégal pour la tabaski nekk fi donc fii Mosquée Bilal association Fayka PACA moo ko géré en aval de Fayka siège général à Paris donc mosquée bi fi mu nekk nii mi ngi évoluer dans de très bonnes conditions la gestion financière du ma dellu ci gannaaw parce que dañuy wax le présent fi mu nekk au niveau de la gestion pratiquement la gestion elle est positive elle est normale il y a aucun problème
ba fi mu nekk nii sax Mbaye Diop et les membres administratifs de Fayka Paka de la mosquée ñu def démarche au niveau de Paris ba am fi un institut de formation des imams bi nga xam ne Sarkozy comment dirais-je Macron moo jël décision que en 2024 benn imam dootuñ ko former à l'étranger benn imam dootu jóge Turquie wala Maroc di ñëw di nekk imam fii au Sénégal fii en France donc tous les imams fii la ñu leen war a former donc la première formation Mbaye Diop moom moo nekk comment dirais-je moom moo nekk le premier fondateur alors donc mosquée bi mi ngi formé ay imam fi mu nekk ñi ngi nekk ci deuxième année l'année prochaine la première génération des imams formés en France fii lay génn fii ci mosquée bi lay génn l'année prochaine Inch'Allah voilà alors donc le recteur de cet institut bi ñuy wax institut Ghazali formation des imams Mbaye Diop moom mooy le recteur donc la formation des imams par des Sénégalais et en finalité toute la formation est régie par des Sénégalais et des Arabes ñoom ñoo fiy jàngale donc pour nous au Sénégalais c'est un grand honneur c'est un très grand honneur alors donc mosquée bi fii ñun ñu ngi sant suñu borom man maa ngi fii en France depuis bientôt 50 ans donc ñun à l'époque ici dañ doon julli ci foyer lañ doon julli dans les foyers lañ doon julli à l'époque dañ doon nëbbatu sax di julli kooku je ne le cache pas dañ doon jël suñu yëre yi ba àgg ba ci julli bi ñu sol suñu yëre dem julli ji fi mu nekk léegi Marseille tey ci boppam rek am na au moins plus de 70 mosquées ouais 120 mosquées aujourd'hui ici te mosquée bi fii ñu nekk nii tey mosquée bi mënuñu am 2 jours rek te amuñu ay nit ñuy ñëw di tuub si di nekk si jullit pratiquement mënuñu toog 2 jours yoo xam ne muy julli tisbaar wala muy julli timis te amuñu ay chrétiens yoo xam ne ay tubaab ou yeneen xeet sax ñuy ñëw fii di fi tuub si Mbaye Diop loolu mun na wax ñi fi tuubal depuis bi mu jëlee gestion bi fii ëpp na plus de 100 personnes alors pour dire que rek que ñun fii mosquée bi fii nañu sant suñu borom nous les Sénégalais c'est une très grande fierté pour nous une hyper fierté pour nous te kii dañ ci jàpp suñu xol lañ ko jàppee pour ñun ak pour suñuy doom ak suñuy sët pour ñu mën continuer di nekk di suivre la religion musulmane wax dëgg yàlla ñun kii ku jógee beneen dëkk soo ñëwee fii à la comment dirais-je à la gare Saint-Charles waxtu julli jot da ngay laajte fan la mosquée nekk mosquée bi bu gën a jege mooy bii mooy mosquée bi daal moo fi gën jege nga ñëw fii julli si fii ba pare nga jël say bagages dem sa yoon vraiment pour loolu ñu ngi yéen Touba Vision on vous remercie beaucoup pour ngeen man diffuser nga xam ne mosquée Bilal fii c'est une mosquée pour ñun te ñu ngi koy liggéeyal pour suñuy ay sëtaati sët suñu sëtaati sët dañuy liggéeyal mbir mi pour gestion bi ñuy def ñu koy à l'avenir ñun duñu man ñu passe ko suñuy sët suñuy doom passaat ko suñuy sët ainsi de suite ba suñu borom moo xam li muy def vraiment on vous remercie ñu ngi lay remercier bu baax a baax man loolu rek laa am lu ma ciy wax quoi voilà alors di remercier mbooloo bi xam ne rek voilà merci beaucoup. dénk jërëjëf Haj ñu dénk kàddu gi suñu mag suñu xarit suñu kóllëre Ndiaye Sanusi Ndiaye bokk ci association soose yi mën na nag wax ci mandeng mën na wax ci tubaab mën na ko waxee nu mu ko neexee ndax moom njaayeen la may nañ ko lu ne. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ntol de fo seo min ke jamo nyim abima be poyo minto seo ta fata mita katum balo mbakela watu minna wato abe poyo minto ani abibe abe na poyo minto ori jam fata nyora ntol fo seo grâce mbay job waaw meta kande wotumo abe poyo minto ouais wotumo abe yamin be haalo minto wo be ka ko yaram bakere bari alata ko la nata durkota ko wala kende ke fanade ka durkoto ke kan na sembe ndula akan min satin na fo bi be daminto be contendre jamiu na Kenya la jamiu nyin ntolle ya commencé ntolma ninkol tolle ya commencé wato min na wotumo kenke yiro lo bige kenke yiro walbe yang lumina mba fenkela mba commencé la wotumo yang be ka ko yarin bakela bare ala ta ko la ku kendo ni ba kan il faut y continuer à la ron ala be ma koy la ala ke ma koy le baka wato min ala ma koy nga kata ataki wotumo samdio anin dimaso mo bele kana ka do ko ke da fawraro yo ko be daminto bi fo kontano adun nga kukinde mala nyirigi nkole jamo nyin ay ke Senegal kol tati ba ko mo meri adina wato minna meri ko le mo fiunu aka adi wollela kabirin kambi Mali Guinée anti ayadi Comore adi nyullela bari man ninko tolle ya Senegal le attaquer yo kabe nga take wato mina wutumole mo jama ka futamma ka dokoki be dokula betentula be mo betentula jama na koto bi won tol fo kontano min ketanna akoto bawo bi jama nindunda kono akamutan fe ko ikansa narala ça m'a fait comme c'est un rêve. Si je entre dans la mosquée, ça fait comme un rêve pour moi. Yo, ola tinam be jama be kontonna. Be geyila. Be mbay jobu. To gundam ko mude. Bari mbatin tula. Ka to lota lo latole. Ani morsek. Be lota lo latole. Momo bi yang to ni momo be jamo nyin kunna be lota lo latole. Han sam be lorin lo latole. Lungolung jima be lorin lo latole. Nyin jallo ani Ibrahima Top Kabiro Fati ala Aziz Mendi bebe lorin lo latole. Dol fam bige wo manna ala Ibrahima Suwane bebe lorin lo latole. Nin nata wato jamuna nyatota mbolo nyinola jamuna nyatota mbolo nyinola min satin nasta nyato kendeke yo hani mari tiyan alay ture alay musa ture fa ate caring bara fa atobe fola luwolum molba to fola mun ya sabu akebaro ba wa tere Faika créé c'est lui qui a créé Faika. Toujours on parlait de lui. Aduna atobe folda jani ila yomi din. Ba way minke ala le ba jola. Mota jola. Ndol fanal mimba akunna ten. Lun si ndol fana tatar la jang. Detar la jang.
bari ni min ke ka ke alale ala ka ke ole ani ala kila ka ke ole ba ni be ko kele sa ke ala tine be ole to tine be ole yo waya tinna be mo betentula mbadi arabul fanal betentula katu ya kata de makere bol ya kata le bake finance lo karol ya kata le bake bala wato minna wato do be mo ikajire moyena ay ambulo ko dun bulo ni anyi ka ko ya abdallah akato abdallah ni ambulo ko fere yele mo de ka targe 5000 ou 4000 ou même une fois nga 20 000 francs ambulo ko kono wolu ya ambulo ko din tellera yo moldol fana be tata fenke inata lo fana ikata daniro la kola ya kafunyo mafata rafaye 12 millions ki yo ko be daminto be mo betentula be mo betentula be mo betun sila adam yo ato fana la ning fonko mbal tentula télévision de Touba mbal tentula bake bawo butuma aliye naminke sam nal tata na kuma fota dawda mol balon na ko fanal man tara ku fana man tara tulun na jang ala len si la ki jang bar man tar fanke nata nga do ko leke sa fele dulmi be bala femba be la tretol yo sang tawbe bulle si nadino tamandi nyami ni ala nata wo plaso dinna si ala tentu bake si masakunda fana tentu ya kata wala assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum. Je vais parler à Manjac pour que mes compatriotes puissent comprendre ce qui se passe. Ouais. Ah oui, d'accord. Alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ndi kalhitino koyo pariti bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, on remercie la télévision Touba de venir nous rendre visite dans notre mosquée Bilal. Je vais parler en notre langue dialecte Manjac pour que les compatriotes Manjac aussi puissent savoir ce qu'on a ici et ce qu'on a fait. Bon, Bétini Manjac ou Maolindum Boss, Andinja Kind Bara. Andimpi Banindu Konchiviti mosquée de Kajakari, mosquée Bilal ti Marseille. Nanjundi mosquée di Donu Kajaka Elage Moussa Touré, Anasibati Biankul. Nuli Jundu, Nuli Nyanu Pusien, na Tenundu Tukoti Meti Undika Julira. Unduronde Undika Julira di foyer. Tukochit. Anasibati bi tendu ta Musa Touré bi ulondo bati ana tendu na ye parpusien ay par maire ni me donu citi ga jake Jean-Claude Godin ana tendu ndu tuko mais on tangi no lendu tuko ti aron ci dépôt abariandu du jeji gumbar to ci ka fama du yechis unu bintari muin neji nous di mosquée wasu ko jobut yo to ko tumtana to ngal son pupi bani ne blingu tout na Sénégal tinna citi bakici anawi ne me olempu le poeti yo me banya banci kri karum abaka ka lempu tu lempu warawi apaniri bandingo apaniri bajakin apaniri ba fule banya banci kri karum
aba tupa chiringu ko biki karta biki uncha biu bandi bi tu kotu kati pia banyanka meblingu tu kambe ku chitutul yo olinje banyanja omutu buka pibanin ndwi nulempo lempawi njama natanta ndika blent baba blingu tu no elage Lamine Diallo lent Ndiaye lent Mbaye Joba lent donc anduka njama lak klak rek irimi butu banyanka puri yendu manjaku banchikri Dakar banchikri ti mundu blingu tu puri tu puyi no lempo lempawi njama natanta assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ñu ngi nuyu mbokki jullit yi yëpp di nuyu mbokki taalibe di nuyu waa Télé Touba di nuyu waa Touba yëpp di nuyu waa daayira Touba Marseille aussi di nuyu seen jëwrin Mor Seck mais xam ne wax dëgg yàlla moo jiite fii ci mooy président wu fii jàkka ji ñu ngi koy nuyu di ko sant te xam ne liñ ko joxe mat na ko wax dëgg yàlla amul benn problème ñu ngi ko ci sant bu baax di sant Alaaji Mbay Jóob ci liggéeyam di sant ñi ànd ak moom ñëpp ci seen liggéey jàkka ji nag wax dëgg yàlla am na social bu bari lu bari ñu ngi koy dimbale ci ay nit waaw koor bu ñëwee muuru koor bu fi génn dañ ko jox nit ñi waaw te it am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi indi ay ndimbal ci jàkka ji waaw lu fi dugg nag ñëpp lu leer la amul benn kii lu fi dugg bind nañ ko compté nañ ko bind nañ ko def nañ ko fi mu war a def fi mu war a du nekk dara benn dërëm nit jëlewu ko fi ci jëlu ko fi lu ci dugg rek bu génnee rek ci social la dem dimbale nit wala am ku am dëj ku am ku gaañu ñu war ko laajal xaalis dinañ ci dugal xaalis bu amee yeneen yu demee noonu it wala kilifa yi ñu fiy ñëw suñ ma amee luñ ko mën a seer dinañ ko ci génne loolu rek mooy li nga xam ne dana génne ci jàkka ji lu dul loolu ci biir jàkka ji la yem kenn du ci jël benn dërëm kenn soxlawu ko ci waaw ñu ngi ñaan yàlla nag jàkka ji yàlla def fi jàmm ñu ngi ñaan yàlla lépp loo xam ne mu ngi bëgg a am problème ci jàkka ji yàlla na ko fi yàlla jëlee yàlla na yàlla tàppe xol yi yëpp ñëpp nekk benn ndax li ñuy wax rek yàlla dafa ne ñu julli yi ñu jàppante waaw su fekkee ne man li ma bëggal sama bopp bëggaluma la ko yow jullit bi yonent bi nee na bon nekkuma jullit waaw da ngay bëgg li ngay bëggal sa bopp da nga koy bëggal sa mbokkum jullit soo ko deful seen jullit matul kon nag ñu ngi ñaan yàlla ñun ñëpp yàlla nañu yàlla tënk ci loolu bañ mën ko ndax lu yàlla deful kenn mënu ko def ñu ngi ñaan yàlla ñun ñëpp di sénégalais di guinéen di malien di gambien di arabe di algérien di yëpp ku fi nekk di jullee ku fi jullee yàlla na yàlla tappe xol yi yëpp ñun ñëpp ñu ànd nokki benn jàmm ak salaam benn problème bañ fi am loolu la ñuy ñaan yàlla nañu ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi lay sant yow itam di sant say kilifa di sant ñi la fi yebal di gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm Alaaji Mbay Jóob ak Moussa Alaaji Mor Seck ak Alaaji Boole mi nga xam ne dafa dem Sénégal actuellement mu nga Sénégal ñu ngi gërëm ñëpp di gërëm membre yi ñëpp toog fii di sant yàlla ak yonent bi di ñaan yàlla bu mu nekk suñ mujj gisante ñu ngi ñaan yàlla ñu fekke ko ay yoon nga ñëw fi fekke ñu fi ay yoon yu bari ci jàmm ak salaam ñun ñëpp ñu fekke ko te tal ko ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam assalamu aleykum wa rahmatullah voilà assalamu aleykum tel murutan kotake
njame we ko min ken tole wotu mon tenen ñun ka tambi ñola la melo mam moli lo melo sen ka len da marga tambi ñola melo bar bi ni njame mo ka sali ni momi manke ta jin kalo ne ko kare fata ta afirkir fata sen ka le bang u fa mankere ya ko le ngin ka fa fata ta sen ka le bang u fa mankere na ta senekale nko alhamdulillah na man ta senekale na man kirale ngata kata jibe abe daminta wode wo sewo watan bulin ko kono le bake o tumon to senekale sanji moni nan ngawde ke marsaja yo bar wotu mon man senekale mammu jama long melong nam mol long aketa nyi jamunati krasa jamiu nyi jamiu wala tan ngai long binin ta mar ni manke te ka fa ne kan yin kale de adu min fara no men ka jamiu sarjan na manke te ka lo ne ko kare a manke te kala palaso gele wo mo sewo baale te nyin ko kon wo mo sewo baale te nyin ko kon ka tu signolong na badi ya sunkuru na kan te ya sunkuru wodo mo ku baale te nyin ko kon o kuma kino kuma ndi on kon bolo fola o kuma ben fongof assalamu alaykum wa rahmatullahi nag suñu xarit suñu mag Fati mi nga xam ne mi nag wax dëgg yàlla julli farata yëpp mi ngi fi fajar gi tisbaar takkusaan timis gee mi ngi fii ci biir am na tam suñu beneen mbokku soose suñu rak ñu koy wax Kéba Ndiaye moom tam mu nekk koo xam ne kii wax dëgg yàlla taxawaayam fii ci biir jàkka ji ci wàllu sécurité bi ci wàllu hygiène bi nettoyage bi defar bi yemale nit ñi teg nit ñi yor entrée bi nga xam ne lu jafe la wax dëgg yàlla moom itamit mi ngi ci di góorgóorlu kon nag ñoom ñaar nekk nañu ñoo xam ne ñi ñu am solo lañu ci dispositif bi nga xam ne bii moo nekk fii di organiser julli bi ndax jàkk du ne rek place baa ngi nii lu waay neex def nu waay neex toogee nu waay neex duggee dafa nekk loo xam ne dafa am yu mu àndal ba nga xam ne bii képp ku fi dugg rek dinañu teggi lépp li nga xam ne fitna la pour wàcc nit ki ak seen iman ñu mën a toog jublu seen borom bi en tout cas ils font tout pour que les conditions spirituelles soient réunies ba nga xam ne bu julli bi jotee ñu jox ko farata bi nga xam ne bii moom la laaj ci biir julli ndax julli gi mën a mat tamit kon nag ñoom daanaka daal ñi ngi rafetal julli gi ci anam bu ne ma jox kaddu gi nag Fati mi nga xam ne mii wax dëgg yàlla ci wàll boobu tam nekk na fi ku am solo ci biir jàkk ji jërë ngeen jëf bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين bon lumbal konton na baken de mo kabirum Fati Marseille Masjid Bilal 2008 lo ngawa jamonye yele 2008 le 7 2008 lo nde biye kundu kata makka birnata makka kana tuku bila suba salfana alansaro ngabe serjan njama mun del date parce que ngal ten twala ko kelo ki janna mole lapi jele mole en kilendi para be nga ko di alala bani be ku nyi maga manya na silala jamo nyi ndele wuran nga do ko ke alaye anin kila anin Senegal to ni momin ko jamo nyi mu Senegal talde e kamte milliard ci kaya din rabul yembu nyaka ye respect kan ye munya nyakan arabobu nationalité di e sompo dire le nar nde ni musula la futu sanji tan saba anin nane nde ngila mankuto lon ye na mankuto lon nde jamon kon tusu ni an histoire bi nde daga di mbadu wen nde jamon ke lo comme mfala bu suta tidi hani jiona kuleta ti wala jando kan de ko mande ta jamon to nyine bije jamo nyi fonga duale jamo nyi yetumbulu mbeke kankilinti Senegalais lu be nyante ko mutala nga ke kankilinti jamo nyi yetumbulu ne nyaton ko mul be nyato parce que dunia alta la fon yem fo qur'ano ko na ko til kaliyam
On se dit à moi, demain l'autre. Bi, mba fele te la musama do ko dinal bina. Ba ni te ko te da ma do ko dinan te akana problem wotti. Ani salusi o fana mambete aduna balokon. Misil ma dino na da fitino da bara fitino ni ba ki le ka ke bandal. Jama on kono wonten. Jama mo ala la bunati. Ntel mandingo al enter dawda ni ko mandingo ala ku ntel boltu. Mandingo la fita ala ku la bak. Ba nekke ba len dirise walla. Ndem kabiru njende wulude ka samasile menda ka samasile. Ntel lum mi fita Dakar 5 jours 6e c'est descendre Marseille. Wala namma wala fu kawme. Handa Dakar be por ndeji de ka fu yaw du sosé kambi wu sosé Guinée Bissau. Ngonte mu Sénégal led. Ñi jamo walu robi Sénégal le bul. Bangu ko dinal man la fi Sénégal la ninde nata jamo so nda mal ba ko no mol be nda mal manokile la pour nda mal kana beng al ngam fata noma. Ñi jamo ni su ngaro sita mburo mi ngado mo ja. Til watil mbur kun keme fula mu ngado mo ja. Immigré le canal kalando le canal ka domoro ki ja. Il mange bien, il boit bien, il s'envoie. Tout le monde de carême. Harabol bi jamul yalo jabon bebul. E boulangerie bebul. Nin su ngaro sita canal e nyininga al lafita munela. Al be munna kela. Si on a dit on a besoin comme les immigrés va venir ici pour manger. Depuis tout le soir date un palette il va mener. Le lait va mener. Le sucre va mener. Tous les calendriers, ne regardez pas Dieni, Sirati, Cambi, Matin, il n'y a pas. Tout le monde pareil. Bah, moi, c'est une seule chose que je peux demander, nous, les Africains. Il faut être la même main, être la même ania. Les mosquées, ils restent dans le nom du Sénégal. Ça veut dire quoi, être dans le nom du Sénégal? Moi, je suis vilain, toi, tu es bon. On ne peut pas faire les solutions entre nous. Les solutions, ce n'est pas bon. Misil me afon baso mo ne nate misil mo hakon yam mu ñi te e fon yi yo ñi ñi ñon nay altala wol fa le Qur'an kon quand tu voulais ton prière Allah va accepter il faut penser de bien à toi tu penses de l'autre parce que si tu penses à toi ton prière c'est le batil bon kana ko jam fande ba ka bayre bi lo occasion to télévision Touba télévision jama le na de nun don njamo yele kutul télévision te Sénégal mu man na jama ci abaga wal fajiri na jann ko signa kilim fofu la te kala télé premier scène il est venu ici deux fois une fois il est venu avec le ministre de l'islamique à 2014 le jour même ici ils sont plus que 20 personnes hein. L'état c'est pas le consulat de l'autre consulat était là ils sont venus avec lui le consulat était à Italie ouais Kouyaté. Voilà. Bah, tous ce que les Sénégalais sont venus ici, voyez, nous ici, ils sont contents plus que nous. Les Français n'enquêtent pas aucun mosquée dans ces villages. Il n'y en a pas, il n'y a que Marseille. Depuis ici à Paris, Bordeaux, Lyon. Si moi je contacte les sociétés, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit que vous faites la guerre, les mosquées restent pour dans le nom du Sénégal. Tous les cas, c'est les choses là-bas, à Paris. Donc nous aussi, on était là. On est là pour Allah. Moi, tous les prix, c'est là. Les chefs sont tous diamants. Fatih Tarawai, pas Fatih, vivre la mosquée. Fatih, moi, c'est Tarawai, c'est mon lettre, tout le mal, le sou va rentrer dans ma poche. C'est plus que ça. Alhamdulillah. Tous les heures de prière maintenant, le retard, c'est fait le maman, c'est Tarawai. C'est ça, c'est en train de récupérer. Donc, tous les musulmans, il y a des centres à cause de ces logiques, ils sont dans le quartier même. Pour on y fait les prières, c'est comme nous, on dirige dans la mosquée, ils ne viennent pas. À propos de la couleur. Bon, Alma Allah fulam. Alma Allah fulam. Alma Allah il a pardonné nous. Alma Allah il a pardonné nous. Alma dîne l'islam il continue dans le pays. Le dîne l'islam a bâché la ka. Alma fa la ka. An Qur'an o jinya ko bi jaay nabiyullah sallallahu karim. Allez ciao. Bismillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waaw gis nga nag wax dëgg yàlla moom suñu mag ñu baax ñi ak kaddu yi ñu fi yëkkati yëpp mooy kaddu yu am solo lu nekk rek firndeel ne béréb bi wax dëgg yàlla bérébu jullit la bérébu diine la béréb boo xam ne bii la wax dëgg yàlla même bu niñ koy waxee rek bu fekkee ne ci loxo doomu nit ku ñuul la ne nit ku ñuul ki de yaatal na ci xeet yëpp
ba ku nekk mën fi gis boppam bu fi dugg see rek xam ne mi ngi ci néegu yàlla yàlla nag ñun ñëpp la fi nekkal comme niñ koy waxee ci olof te ñun ñëpp ko bokk kon nag ku ci nekk rek na ci maanu jéem a rek sabab ba nga xam ne bi li muy ñaanal boppam mu ñaanal ko mboolam jullit ndax wax dëgg yàlla àddina mën a jàmm man fi sax daay man abadan te béréb bi tamit ñi fiy dugg si am nañu ko wax sax ci ñi tuubeen yi même ñoom sax dañ leen di defal ay cours de formation ici parce que ñun ñu ci bëri dañuy tuubal nit rek après bu tuubee dinañ bëgg ndax yokk na xeetu Seydina Muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dooleel na l'islam wante nag dañ koy bàyyi ndeysaan duñu xamati ci lu mu ne fii nag wax dëgg yàlla xalaat jóge na fi ci biir suma bureau bi toog fii ñun ñëpp xalaat jóge fi ak ci sama mbokk yi sama mag yi nekk fii ñu ne war nañu bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñi fekk si nañ ñu ci l'islam est-ce que nit ñi fekk see bés boobu ñu kontaan est-ce que ñoom bu ñu demee kontaan nañ ci ñun loolu nag tax na ba ñu tijji benn session boo xam ne fii tous les samedis dañ fiy ñëw di jàng si arab dañ fiy ñëw di nafar diine di jàng fatiha lu mu tuuti tuuti di jàng nu ñuy jàppoo di dugg ci jàkk di xool jàkk nu ñu war taxawee di leen wax ay repère di leen wax lan mooy minbar ba di leen wax lan mooy penku bi di leen leeral daal ci lu bëri loolu nag nekk na loo xam ne lii et puis laaj yi ñuy mun a laaj boo xam ne bi mënuñu ko laaj keneen ñu laaj ko nag ki leen di jàngal comme ça mu mun leen tette bu baax loolu tam bokk na ci li nga xam ne ñu ngi koy dox xam naa ne waxtaan bi xëy na làkk yu bëri jóge na fi mooy wane tamit wax dëgg yàlla li nga xam ne Afrique du koomu ñam rek mais koomu xam-xam koomu kàllaama koom bu nekk mi ngi fi koom boobu nag xëy na ñu bàyyi suñu mag Alaaji Lamine Diallo rek mu tënkal ñu ko ci nasaraan moom tamit am lu mu ci mun yokk tuuti incha allahu rabbi Alaaji. Bismillahi rahmani rahim. Bon, je reviens à la demande de Touba Vision de m'exprimer en français pour ceux qui ne comprennent pas le manding, le mandiag et puis le wolof. Bon voilà, alors en ce jour réunis ici, ici présents, c'est les membres de l'administration de l'association Faïka PACA. Faïka, c'est la fédération des associations islamiques comores et africaines. Et les Antilles aussi. C'est l'ensemble de tous les musulmans, je dirais noirs, qui résistent dans cette association Faïka. Alors nous, PACA, ça veut dire c'est la région de Marseille, Nice et puis tout ça, la région sud de France qu'on appelle PACA. Alors donc, mais Faïka se trouve à Paris, le siège général se trouve à Paris, et Faïka est en collaboration étroite avec la grande mosquée de Paris. La grande mosquée de Paris ne prend aucune décision sans l'aval de Faïka. Donc Faïka fait partie de la gestion de la grande mosquée de Paris. Alors donc nous, on est fédérés avec Faïka Paris. Pour l'association qui gère la mosquée Bilal de Marseille. Alors, comme je disais souvent, la mosquée Bilal de Marseille est gérée par un ensemble d'associations. Il y a l'association des Yola, il y a l'association des Socé, il y a l'association des Peuls, il y a l'association des Wolof, il y a les Daïrs Mourites, il y a les Daïra Tidjane, il y a les Daïra Layen, et puis il y a tout un ensemble d'associations, il y a l'association des Peuls. Alors c'est eux, l'ensemble de ces personnes-là, ces associations, ça fait pratiquement plus de 800 personnes, quoi, toutes ces associations. Alors ces associations élisent un délégué qui fait partie du conseil d'administration de la mosquée. Alors donc ce sont ces conseils d'administration qui se réunissent pratiquement pour la gestion de la mosquée. Ils se réunissent pratiquement tous les 2 mois, tous les 3 mois, à voir comment gérer la mosquée et comment ça se passe la gestion de la mosquée. Bon, par contre, il faudrait savoir que cette mosquée-là, c'est les dons des musulmans
pendant la prière du vendredi, les laïds, Tabaski et puis Korité, c'est ça qui fait vivre la mosquée. Ce sont les dons. Parce que cette moquette que vous voyez en bas, là, cette moquette, c'était un don, ça nous a coûté plus de 10 000 euros. Plus de 10 000 euros cette moquette. Alors donc, et pas mal d'autres travaux qui ont été faits au niveau de cette mosquée. Alors tout ça, c'est la gestion du conseil d'administration qui le gère. Alors tous les vendredis, après la prière, il y a eu des dons. Ces dons-là, c'est Ibrahim Top, Bolle Silla, Ndiaye, Mbaye Diop, et puis le trésorier, c'est eux qui décomptent l'ensemble des dons et ils font un bilan. Il y a tant qui est rentré, par exemple, si c'est 600 euros, 800 euros, il y a 600 euros qui rentrent, on a dépensé 50 euros et le reste, c'est envoyé directement à la banque. Alors, et je vais vous dire quelque chose, le bilan, certainement, Mbaye Diop va vous le faire voir tout à l'heure, c'est à la porte, il y a un tableau où c'est marqué, par exemple, ce vendredi, on a gagné tant, et on a dépensé tant, et il reste tant, et on l'a mis dans le compte. Donc, la gestion, elle est transparente. Cette gestion, elle est transparente. On sait combien qui est dépensé, combien qui est sorti. Le conseil d'administration est au courant de toutes les dépenses de la mosquée. Alors, et nous, le conseil d'administration, même pas un centime, on le prend dans l'argent de la mosquée. On n'en a pas besoin. Nous tous, on est des retraités. Il y a certains qui travaillent, mais l'argent de la mosquée, ça sert pour la gestion de la mosquée. Et puis, le côté social aussi, tout ça, ça vient des dons des personnes. Bon, voilà. Alors, autre chose, au niveau de l'association, alors, on fait un conseil tous les 6 mois, et puis on fait une élection aussi. On fait des élections. La dernière élection date de 2016. Probablement cette année, on fera une élection. On n'a pas encore décidé la date. Probablement au mois de novembre ou bien, je ne sais pas, on n'a pas encore décidé la date exacte, mais on fera une assemblée générale pour encore réélire des membres du bureau pour que le bureau puisse être renouvelé. Alors, peut-être les mêmes, peut-être d'autres, ça dépend des personnes qui veulent poser leur candidature. Ils poseront leur candidature pour la gestion future de la mosquée. Voilà. Alors donc, à ce niveau-là, vraiment, nous, on est satisfaits de cette nouvelle gestion. Le bureau actuellement, c'est Modou Seck, le Djewrin des Mourides, qui est le président. Le secrétaire général, c'est El Hadji Mbaye Diop. Le vice-président, il y a Bolle Silla, qui est vice-président. Il y a Yoro Dramé, qui est l'aîné des Socé, qui est le vice-président, et il y a Thierno Kabirou Kane, lui c'est le représentant des Halpolars, lui aussi il est vice-président. Le trésorier, c'est Moussa Sen. Et puis, il y a d'autres membres du bureau qui sont là, qui s'occupent de l'organisation, les autres s'occupent des travaux et puis tout, quoi. Donc, de ce fait, la mosquée a une gestion qui se fait par des membres du bureau. Voilà. Alors, à ce niveau-là, nous, pour le moment, on n'a pas à se plaindre. Voilà. On n'a vraiment pas à se plaindre. Bon, donc là, je ne sais pas, à l'avenir, on verra bien s'il y a d'autres travaux à faire ou bien d'autres œuvres à acheter ou bien, voilà. Et en plus de ça, Macron a suggéré, en a parlé il y a 2 ans, que les imams ne seront plus formés à l'étranger, ni à la mosquée, ni en Turquie, ni au Maroc, ni en Algérie. Les imams vont être formés en France, pour qu'ils puissent diriger les musulmans en France. Parce qu'il y a une méthode, ils ont œuvré, ils ont fait des études à savoir comment les imams peuvent être formés. Tout est déjà étudié. Et puis, nous, dans le sud de la France, on est pratiquement... il y a 2 instituts. Alors nous, on en fait partie. Et cet institut a commencé depuis l'an dernier. Là,
on a une première année et une deuxième année. Et cette deuxième année va passer l'année prochaine en troisième année. Et en troisième année, on formera pratiquement les premiers imams de France. Les premiers imams de France seront formés dans cette mosquée Bilal. Donc pour nous, vraiment, c'est une fierté, une véritable fierté, une grande fierté. Et on remercie nos parents, on remercie nos ancêtres, on remercie ça sans commune mesure, hein, tous nos grands marabouts. Je vais citer Seigne Touba, je vais citer Aladji Malik, je vais citer Ibrahima Niass de Kaolack, je vais citer les Layènes, je vais citer tout le monde. On les remercie de nous avoir donné cette opportunité aujourd'hui d'être des musulmans. Parce que le fait d'être musulman aujourd'hui, c'est pas une fierté même, mais celui qui n'est pas musulman aujourd'hui, vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va devenir à l'avenir. Ouais. Alors donc, nous, aujourd'hui, on est fiers d'avoir nos ancêtres qui nous ont guidés sur ce chemin de l'islam. Et nous qui vivons ici en France, qui avons aujourd'hui des petits-enfants ici en France, mais on fait le maximum pour qu'ils soient des musulmans. Alors donc, et cette mosquée, comme il l'a dit Mbaye Diop, cette mosquée, il y a des Français aujourd'hui qui viennent se convertir en islam, et cette mosquée forme ces nouveaux musulmans dans le droit chemin, leur apprend comment prier, leur apprend comment faire les ablutions, leur apprend comment vivre dans une mosquée. Donc vraiment, nous, on est fiers aujourd'hui, on est fiers de notre mosquée, et on fera le maximum pour que cette mosquée puisse vivre le plus longtemps possible. Voilà. Alors donc, je vais parler un peu en peul, comme il me l'a demandé, M. Seck de Touba Vision. Maintenant, je vais pour le nom pour le football femme, nommé Woniri de Marseille. Comme julirde mosquée Bilal julirde mosquée Bilal on woni sera gare wiyeteɗo gare Saint-Charles ko centre Marseille woni sa jippima ga julirde tun sa jippima ga gare Saint-Charles tun a hewti ga julirde nde julirde noon ko association ɓe Sénégal ɓe Antilles ɓe Comores kamɓe fof jeydi nde julirde. Nde julirde noon ko association ji annduɗa fulɓe ɓe no hen, seereraɓe no hen, jolfuɓe no hen, duma heetuji africain ji ɗi fof no hen. Alors ko ɗum ko tawi nde yewtude onon ɓe annduɗa on annda mi haala noon no woniri pour andon nde julirde nde julirde no woni ɗo depuis en 2008 depuis 2008 nde julirde no ɗo Marseille ɗo. Association ji ɗi noon ko kamɓe jogiti fi julirde nden no dépensirte kalis on no heɓirte kalis fof ko yimɓe woniɓe ga julirde nden woni hen. Alors julirde nde noon ko association ɓe noon ko kamɓe waɗi bureau on meɓe waɗi yeeso on ko wiyeteɗo Modou Seck noon kanko woni jewrin tubako muritaɓe ɓe wonuɓe Marseille ɓen. Vice président on ko goto Tidiane wiyeteɗo Bolle Silla e goɗɗo mawɗo kadi wiyeteɗo Yoro Dramé on ɗon noon ko kanko woni kilifa sosoɓe wonuɓe pakkaɗo fof kanko woni mawɓe mabɓe. No woodi kadi goɗɗo kadi wiyeteɗo Kabiru Kane kanko haalpularoɓe kanko kadi ko vice président kanko woni haalpularoɓe ko kanko woni yeeso mabɓe. Bon secrétaire général on ko wiyeteɗo Alhaji Mbaye Diop kanko himo jooɗi ɗo ko kanko kadi jogiti fi secrétaire général on ko woni golle juulirde nde fof ko kanko jogiti ko woni administration fof ko kanko jogiti. E trésorier mo annduɗa konko marata kalis on ga banque waɗi signature yaltinta kalis waɗa dépense uji ɗi kanko mo wiye Moussa Sène noon ala ɗo o yahi Sénégal pour juulugol tabaski on. Donc nde juulirde noon ko noon yaari ko minen jogiti fof ko kamɓe jogiti fof no waɗirte dépense
no waɗirte organisation juulirde nden fof ko kamɓe jogiti joni noon nde juulirde ɓe Paris ɓen grande mosquée Paris on ɓe jonniɓe autorisation pour ɓe wawa janginde julɓe ɓen faalaɓe ɓen wonugol imam wona imamuɓe ɓen ɗon kadi koye ɗo ɓe woni janngude ko duuɓi tati jande nden ɗo noon hikka woni duuɓi ɗiɗi ko arata so Allah jaɓi yimɓe ɓen yaltoɓe ɓen wonoɓe imam adiɓe wonde formaɓe imam France ɗo koye nde juulirde ɓe immoto alors donc jande nden kadi jande nden fof noon ko Paris ko Paris haalirta no fotira jangirede noon ko noon woniri voilà alors donc ko ɗum tumi fal noon an noon mi haala noon e pullo on noon laaɓa fota min komi pullo mais ko Dakar mi jibina alors jibinaɗo Dakar noon mawni Kaolack arti Dakar arti France ɗo boyi France ɗo seeɗa ko ɗum tawi haalanka no ɗumanni fota noon mais noon meɗen welti fota noon e mamiraɓe men ɓe comme Seigne Touba comme Alhaji Malick en e kamɓe fof ɓen kilifaɓe ɓe handuɗa kamɓe joguino diina Sénégal on ha diina on no yaariɗi Sénégal ha diina on no hewtiri ɗo meɗen welti fota e mabɓe minen ɗo no gade julirde ala o ko Tidiane ala o ko Mouride ala o ko Layen minen fof yaadi so Layen ɓe no woni wadde goɗɗum minen fof mi immo Mouritaɓe ɓe Tidianoɓe ɓen ɓe Niassène ɓen ɓe ɗum fof ɓe immo min yaha min tawoyaɓe ko soɓe wadde doigt min yaada minen fof min yaha waɗa délégation so woni ko Mouritaɓe ɓen kadi minen fof immoto min yaha ɓe hay no wayni sah hay goto anda o ko Tidiane walla ko Mouride ko noon min woniri ɗo voilà laaɓi pos noon fof no laaɓi fof no yaadi e diina on ko mbeɗen ñaago onon duwa onon kadi so nani waɗano men duwa mbeɗen ñaago Allah yo Allah jaabin duwaji ɗin yo Allah jaabin sadakaji ɗin yo Allah hokku en sutura hokku en cellal o yettetede sok mo annda kanko jogui caméra o ga télévision mbiɗa ñagonmo duwa on kadi ko dari kon yo Allah udditanmo hen dameji ha annduɗa émission ji mabɓe ɗi ɓe Sénégal fof wawa ndarude on émission ji mabɓe par ce que ɓe jarama boyi ɓe jarama mbiɗen salmina fof mbiɗen salmina ɓe fof mano ko alhamdulillah yaakaar naa ne kaddu yu fi rot tey ji moom machallah wane na li nga xam ne lii rek moom mooy diine l'islam ci kàll bu ne booy tudd suñu borom bi dina dugg ci xel dugg ci xol xel saytu ko xol nangu ko kon nag mooy wane ne diine l'islam diine dëggu la ndax kàll yi fi jóg yëpp wax dëgg yàlla benn bu ci nekk kàddu gi benn la ashhadu an la ilaha illa allah ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon sëñ bi moom nag wax dëgg yàlla ñu ngi lay gërëm ci sa teew fi di la wax ne bërëb bi ñu nekk nii sax wax dëgg yàlla fii mooy fi nga xam ne fii moom la imam yi di taxaw di jiite julli bi te bu koor gi jotee tamit bërëb bi day fees dell ak nit macha allah di fi ñëw di fi def tarawiix yi di liñ Sénégal liñ naan naafila yi fii lañ koy defee ay imam yu mat xam-xam ñoo fi ñëw di ko jiite weer bi yëpp comme niñ ko waxee tamit Covid bi taxoon na xëy na mënuñu def ay togg ak yooyu yëpp ndax dañ daan tere yu ci mel noonu wante nag terewul nit ñi daan nañ fi indi seeni wërsëg ñu dajale ko di woo ay nit ñoo xam ne ñi xam nañ ne soxla nañ ko ñun ñii ku ci nekk dina toog xalaat nit wala keneen ñëw mbokku naar yi mbokku soos yi mbokku yeneen xeet ñëw ne ñu nit sàngam de soxla na lii ñu dajaleel ko jox ko ci jekk ak teranga jox ko tamit ci sutura mu dem ak moom këram am lu mu mun dog ak njabootam bu fi xaalis amee tam ñu yëkkati jox leen ni ko El Hadj Ibrahima Top waxee sànq bu fi lépp lu jëm ci ñam amee tamit ñu jël ko jox nit ñi ndax looloo ko fi indi ci ñoom la war a dellu ay nitu ko indi ngir jaamu ci suñu borom donc ñu war ko delloo tamit ngir jaamu suñu borom bi yegg fa mu war a yegg incha allah lépp luy jóge ci doomu aadama rek dina delluwaat ci doomu aadama ci anam yi mu gën rafetee béréb bi nag ci kaw ni wax dëgg yàlla moom mooy fi nga xam ne julli waxtu juróom yëpp fii lañ koy defee ajjuma itam fii lañ koy defee
ci suuf it dinañ fa julli xam naa bu ñuy lay wanele bërëb bi incha allahu rabbi yeggale ci loolu yëpp tapis yi ngay gis yëpp ak coppite yi fi am nii ñii toog nii de wax dëgg yàlla ci seen i xam-xam ci seen i pas-pas la jógee ay doomu jullit jàppale ñu ci ndax gëm ne bureau bi fi toog nii liggéey moo ko tax a jóg ba tax na tamit wax dëgg yàlla ñu am wóolute indi ñu seen xaalis jox ñu ko bañ ñu ko joxee nag luñ fi defit dañ koy fësal ndax nit ñi gis ko xam ne wax dëgg yàlla li taxoon ñu joxe seen alal seen i wërsëg dem na fi nga xam ne fii moo taxoon ñu laaj leen ko ngir yàlla kon nag fii wax dëgg yàlla ñu mel ni Pape Diouf moo koy tudd ndax génn na àddina président Pape Diouf nekkoon président OM tapis bii nga gis ni am na lu mu ci def moom tam li mu ci def ñu koy julli yàlla na ko fekk fu mu tëdd ak ñeneen ñi nga xam ne def nañ ko ñëpp tam nekk fi yàlla na dem aussi ci ñoom yegg ci ñoom ci àllaaxira ak Kemese monsieur Kemese Cissé ki nga xam ne kii moom tamit moo njëkk dugal xaalisam moo njëkk dugal ñaxam moo njëkk dugal dooleem ci béréb bi nekkoon ci suñu mbokk soose yi moom it wàññeeku na il y a quelque temps moom itam ñu ngi koy ñaanal suñu borom bi lépp lu mu fi def ñaq bu mu fi indi wërsëg bu mu fi indi yal na ko suñu borom fay ci biir suuf seddal suuf ci kawam. voilà kon nag mu ñu boole ko rek ak mboolem jullit yi nga xam ni wax dëgg yàlla dugal nañ fi seen wërsëg bu ñu nekkee ci kaw suuf yàlla na ko yàlla def ci ñoom ubbil leen wërsëg yaatal leen ko defal ko seen njaboot bu ñu nekkee biir suuf it yàlla na bur yàlla ci yërmandeem ba def ñu bokk ak ëtt Seydina Muhammad rasulullah ci li nga xam ne lii def nañ ko ci kaw suuf te muy mottali jaamu gi nga xam ne bi jullit yi fi ne ñu ngi koy def jëmale ko suñu borom bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën a jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul